doore amul lenn donte yow mi lee sàkk loola xam ko moo warta jaadu na ay Allaahu yaa xafaaru jaam ñaa ngi bokku tuub ci mboolem lu di bàkkaar nga jéggal nu rabbana ay Allaahu yaa xafaaru yaa jàpp lépp not dañuy ñaan nga not mbas mi ba jeexal ko rabbana ay Allaahu yaa mujiibu jaam ñépp ñoolo woo ci barkeb sa tur yi jeexalal mbas mi rabbana ay Allaahu yaa xawiyu yow buur bi kattanu rafaatan ak kattan ñu daan mbas mi rabbana sa jaam ñépp ànd ak kii te kum jaaxle jàqulul te lompañ di sàkkuy ñaan nga jéggal nu rabbana damay soññ waa réew mi ñu jug farlu faw fekk tawat ji ñëw ak dooleem la jël dëndi àddina korona la ñépp yi wax amul kenn kuy mindéef te jàqu ci boole tiit ci biir dëndi àddina ba tax maa ngi woo mboolem ku doon doomi réew mi tey di leen soññu ngur ñun ñépp xeex mbas mi rabbana ba tax maa ngi woo mboolem ku doon doomi réew mi tey di leen soññu ngir ñun ñépp jeex mbas mi woote na li war jëkk mooy pastiifu ci ku sell tey setal sa jëm ak sa lépp ak fépp moo war te jaadu na raxas say loxo kub saabu toqal ci yit sewal jëlal alko sin raayoo virus bàjjo faatu na te ngeen fonk ay masque dalay aar di aar keneen di moytu yu nuyoo nan jëf ndigal yaa ngi yell na te ngeen fonk ay masque dalay aar di aar keneen di moytu yu nuyoo nan jëf ndigal yaa ngi yell na dañuy moytu ay mbooloo ki xew ngeen te mbaate ciit dëjëg lépp luy tax mbas mi sax daw ko jaadu na sëqat obbaleeg tis li beeg see nga def ci asalaamaaleykum lay wan na ngeen teew asalaamaaleykum yaa ngi taalibe yi noo ngi am mbégte dellu siwaat ak yéen niñ koy defee dimanche bu jot ci seen émission diaspora fii ci rajo Xassida online ngeen ci ànd ak seen mbokkum taalibe Baye Makhtar Tall fële ca Parma ak Baye Demba Dia fii ci Pontedera ci xarala bi Serigne Modou Mbaye Thiam Baye Fall nuy ziar ñëpp nag di jiital ci ziar bi xalifatul am Serigne Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaye di ziar it mboolem kilifay diine rawatina Cheikh Serigne Touba di ziar mboolem umma islamique bi di leen ndokkale ci weer wu mag wi nga xam ni moom la ñu dugg mu di shahru ramadan nekk weeru jullit yi doon weer woo xam ni moom mën naa ni weeru ngëneel la ñu dugg ci fas ci yéene jaamu yàlla bi gën a sell di ci ñaanal ñépp ñi nga xam ni dañoo tawat suñu borom yëkkati leen ñi faatu suñu borom xale leen àjjana ñi toll diggante moo xam ña caabi féete boor wala ñu nekk ci ay jafe-jafe suñu borom génn leen ci tey jii nag xam naa ni seer dana ma mere dana ree ndax dana xam li tax ñu xaw a yeex a tàmbali ndax dafa mel ni koor gi ñu dugg moo tax ñu xaw a changer tuuti horaire dina xaw a jaaxal ñu bari ndax 9h lañ daan tàmbali waaye nag li ñuy wax ramadan oblige tey jii ñu sof genn wàllu waxtu rek ci émission bi fas yéene koo def nii ba weeru koor wi jeex incha allah xam naa ni rek comme dañoo xaw a tardé damay jox Baye Makhtar Tall mu tàmbali dugg nuyoo ñu doog a tàmbali émission bi Baye Makhtar bisimilah. jërëjëf sëñ Pape auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci sangu-sang yi ñu ngi nuyu ak ziar bu baax a baax seen Cheikh Mountakha Bachir
di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu ànd ak wér di ko ñaanal it bépp kilifa diine ak kilifa aada di leen ñaanal di leen ndokkeel ci weeru shawru ramadan bi ñu dëgmal di ziar mbokku taalibe yépp di ziar mbokku jullit yépp di la ziar sëñ Pape di ziar Modou Mbaye Thiam Baye Fall di ziar bu baax a baax it suñu jëwriñ yi ci rajo bi jël ziar bi di ko teg ci loxo sëñ Ibrahima ak sëñ Mahmadan di leen ndokkeel ci weer wi di ñaan yàlla ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim yàlla may ñu kàttan fekkee ak dal ba ñu génn ci alhamdulilahi rabbil alamin di ndokkeel ñëpp ci weer wi di ñaan yàlla suñu borom it mu sàmm ñu ci nangul ñu jaamu yàlla yi nangul ñu suñu koor ba lépp luñ ci ragal yàlla di jàppale ñu ci ba buñ ko gis sàmm njaboot gi di ñaanal suñu mbokk yi nga xamante ni ñoom ñoo doon ànd ci liggéey bi waxtu wi daan fekk ñu koy teewlu tey suñu boroom def li gën ci ñoom ñu leen di ñaanal lu bare suuf oyof ci seen kaw ak ñañu fa fekk yi di ñaan yàlla it mbas mi nga xamante ni lëmbe na àdduna yàlla suñu boroom ci kàttanam mu teggil ko àdduna bi yëpp dégg rek nañu ci doy kon sëñ Pape xanaa ma delloo la rek di yóbbante ziar sama buntu ci sëriñ Touba di sëriñ Saliou Mbacke Daaru Salaam di ko ñaanal moom it mu yàgg fi lool ànd ak wér ko ziar bu baax di ko ndokkeel ci weeru koor gi kon sëñ Pape ma delloo la rek comme ni nga ko waxee comme daanaka xaw nañoo tuddee tuuti ndax ku xam weeru koor xam ni waxtu wi ñuy dog fii moom dafay xaw a guddee moom faawu ñu xaw a xaabaabal tuuti rek ci tàmbali bi loolu rek la woon waaye du woon dara ñoo ngi nekk en direct ak mbokk yi ci Facebook bi ci YouTube bi ñu ñuy seetaan fépp ci àdduna kon képp koo xamante ni dëgg-dëgg yaa ngi ñuy teewlu ñu ngi lay siyaar di la ndokkeel bu baax a baax ci weer wi nga xamante ni dëmmal nañ ko di weer bu sell bi sëñ Pape. jërëjëf sëñ Pape Mokhtar jërëjëf mbokki auditeurs yi ñu fàttali leen rek ni yéen a ngi déglu seen émission Xassida online diaspora ci Xassida online di ziar ñëpp waaye di ziar it sunu jëwriñ sëriñ Mouhamadan sëriñ Ablaye Diop sëñ Ibrahima Ndiaye waaye it di ziar jëwriñ ci émission bi Alaaji Cheikh Mbacke Mbuub géwulu Xaadimu Rasul di ko ziar ci koor gi di leen ñaanal jàmm waaye di ñaanal ñëpp di ziar sunu mbokk yi nga xam ni ñoo ñuy suivre toujours ci Facebook maa ngi gis sëñ Yankoba Sarr di nuyoo moom ak Serigne Ba bari na mbokk yi ñuy suivre sëñ Baye Makhtar tey jii dafa mel ni xam naa ni waxtaan wi dina doon waxtaan bu tënku waaye nag mënisut a génn lii nga xam ni moom la kilifa gi nekk Italie doon wax tey jii léegi muy doog a daaneel xam naa ni ci ñaari tomb rek lañ koy def ndax semaine bee ñu ngi doon waxtaan ci fonds yi nga xam ni moom la gouvernement bi alloué première tranche bi ñëwoon ba nit ñi commencé dugal macha allah am na ñu bari ñu dugal nag waaye amaguñu benn feedback boo xam ni may nañu ñu xam ndax nit ñi wax dëgg yi ñu ngi jot wala jotuñu ñu gis rek ministre des Sénégalais de l'extérieur astafurlah des affaires étrangères monsieur Amadou Ba def benn conférence de presse lancé plateforme Covid bi ñu gis ko comme ni ngeen ko gisee yéen ñëpp ci réseaux sociaux yi ci télévision mu nekkoon moment boo xam ni présentation la sunu député diaspora yi sax demoon nañ ko fekkee am na sax ay report yu bref yu ñu def ci groupe WhatsApp yi xëy na du ñàkk dinañ ci wax waaye liñ ci mën a indi daal moo di mel na ni yëf yi xam naa ni Sénégal lay tàmbalee la cabine de régie bi nekk bu fekkente ni nag li ñuy demande yi ñuy def fa la jëm
xam naa ni dina aajo kon tey jii ñu toog joxoñ sunu baaraam tuuti rek ci xëy na commission bi nga xam ni moo nekk fii lan mooy liggéeyam ak ndax fal nañ ko wala buñ ko falee ñan ak ñan ñoo ci bokk loolu daal tey bëgg nañ ko waxtaan. ñaareelu poñ bi nag nekk ci décret bi nga xam ni moom le président Conté doog a daane léegi ci conférence de presse présenté ko ñu tuddee ko Blocca Italia. mu mel ni tey jii mën nañoo xaw a nooyi tuuti ndax tey jii bu ñu xoolee bollettino bi fii ci Italie 260 morts la def. xëy na ku nekk Sénégal dina ko jaaxal lool waaye ñun ñi nga xam ni dañoo nekk fii dafa mel ni sospiro la ndax mel na ni courbe bi mi ngi commencé wàcc loolu nag du ñu def lu dul xool ko ak diciamo ni ñu ko waxati xool ko ak njàngat xool naka lañ ci war a taxawee ak ba tey naka la ñu war a moytoo ndax fu ñu ne 250 morts wala 260 morts nga fa kenn waru faa jubilé te kenn mënta sañoo wax ni mbir mi jóge na fi ba ñu war a xool ci phase 2 bii ñu jëm ban taxawaay la ñu war a am ak naka lañ ko war a jàppante. sëñ Pape daal loolu mooy tey ji tomb yi ma bàyyi la nag nga dugg ci lii nga xam ni moo di sunu 15 milliards yooyu nga xam ni commencé nañ ko séddale mënees su ko wax waaye ñi ngi dégg ni nit ñaa ngi dugal amaguñu nag ñi ngi ñaan képp ku ci dugal xëy na bu dee am nga tontu boo ñu mënee envoyé message ci Facebook bi ñu mën a gis xool ban sensation ak ban situation la ñu am ñu mën cee sukkandiku pour wax sëñ Pape bisimilah. waaw jërëjëf sëñ Pape xam nga comme ni nga ko waxee rek maanaam xam nga dañu gis ni fan yii rek ci ñaari fan lay tollool xanaa ñu gis le ministre des affaires étrangères muy recevoir ñenn ñi nga xamante ni waa diaspora bi ñoo leen faloon di sunu ay naataango di sunu ay député di waxtaan ak ñoom ci mbirum diaspora bi ñu rafet njort rek ni xëy na amaana la may waxtaan ak ñoom mooy lii nga xamante ni gouvernement bi jagleel na ko diaspora sénégalaise bi fii ñu nekk ci fépp fi ñu nekk ci diaspora bi muy Italie feneen ak feneen waaye man damay wax ni loolu ndax du woon mbir moo xamante ni lu nu waroon a njëkk a def la ndax bu fekkente ni cabine de régie bi Sénégal la nekk y a un problème ndax ca njëlbeen seetaan nañu fi ay émission yoo xamante ni gis nañu ñaxtu bi nga xamante ni sunu député yooyu ñaxtu nañu ko ci ñàkk woo bi ñu leen ñàkkoon a woo ak ñàkk boole bi ñu leen ñàkkoon a boole ci liggéey ba ndax comme dañuy wax loo xam ni dafay jëm ci diaspora bi yaakaar nañ ni jaadu woon na rafetoon na ca njalbeen ñoom ñu doonoon ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñi njëkk ñi ñu waraana woo ci liggéey boobu doonte sax dañ leen doon laaj rek nag seen xalaat le temps que ñuy créer comité yooyu ñuy créer mais ma jàpp ni comité boobu bu fekkente ni dañ koo créer Sénégal pour mën a lijjanti li nga xamante ni moom mooy diaspora ñu yem ci Italie rek ndax Italie mooy dëkk bi ñu gën a miin ñun ndax fi leen dund bu fekkente ni cabine de régie ba Italie cabine de régie ba ma nga nekk au niveau du Sénégal y a un problème parce que je pense que am na ay bataaxal yu fi jotoon a génn jóge ci ambassadeur bi am yeneen yu jóge ci autorité consulaire yi ba ñoom ci seen bopp dañu bindoon ci bataaxal ya yónnee ko association yëpp waxoon leen ne leen dañu bëgg a créer comité ca biir comité ba na leen ko ministère des affaires étrangères dénkee woon ci ni ca biir comité de ba dafay am comptable ambassadeur bi comptable ambassade bi
représentation diplomatique bi ak représentant association wala benn ressource donc bu ñu gisee ñu demaat ba ca biir ci jamono bii nga xamante ni ña nga toll ci nit ñaa ngay dugal ay demande di joxe wane seen jafe-jafe pour que ñu jox leen ñoom ñu gis leen ñoom ñuy dajewaat danañu def ñun benn jiixi jaaxa mooy li ñuy faral di wax manque de communication bi nga xamante ni moo nekk ci gestion bi maanaam mbir boo ko yoree di ko gérer doonte nag ci émergence la ñu nekk ñëpp comprendre nañ ni émergence moom maanaam nit ñi fa ñuy tal di xalaat temps ba du leen ko may waaye nag mën nga maturer mbir yi kenn ku ci nekk nga jox ko ci cër ba mu moom boo adopté logique boobu rek doo juum waaye bu fekkente ni da ngay dox di dox tëñëx-tëñëx la ngay génnee ci communication mu jëm ci diaspora bi te ñu toog di la déglu te am ndimbal loo xamante ni dafa war a dem ca ñàkk a soxla te dañuy faral di wax ni ki nga xamante ni dafa nekk ci jafe-jafe nga war koo dimbali waruloo xaar kon bu ñu toogee ba tey ñooñu war a dem toog waxtaan dara leeruñu ni am na ay coppatiku yoo xamante ni indiwaat nañ ko ci ndax loolu mën nañ cee ñaaw njort ci loolu. mais Pape bataaxal bi ambassade bindi fii ak consul général envoyé ko association yi luñ ci bind. bon bataaxal bi dañ cee bind ni selon indication yi ñu jot par rapport au ministère des affaires étrangères il y aura une commission nationale bon bu ñu nee commission nationale nag xel day nangu ni commission boobu ma ngay juddoo au niveau national bi moom mooy Rome n'est-ce pas. léegi commission boobu dañu wax ni comptable bi moom moo ciy nekk. comptable bi à part le comptable il y aura aussi les représentations des associations. dañ leen a lim. waaw dañuy wax représentation association ba noppi ne personne ou personne ressource. ñu gis ni bindaat nañu bataaxal yónnee ko association yi wax leen ne leen nañu yónnee ñaar ba noppi au niveau local ci consulat yi nga xamante ni ñoom seen zone de compétence mu mel ni Milan mu mel ne Napoli ñoom it bind nañu bataaxal ba demander association yi pour que ñu yónnee leen ñaari représentation léegi nag ñun la ñuy xamante ni moom moo ñuy jaaxal tuuti. mais li nekk ci association ci Italie bu ñu yónnee ku nekk ñaar ak daayira yi mbaa dinañ xaj ci salle de conférence. waaw mais man jàpp naa ni yaakaaruma ni sax danañu daje ndax jamono bii moom assembramenti dañ koy tere parce que loi italienne permettre la pour ngay rencontrer wu wala ngay daje te ñoom dañu war a tënku ci disposition wu loi italienne bi parce que nous sommes sur le territoire italien. waaye li ci gën a am solo moom mooy bu fekkente ni comité boobu dafa war a waxtaan te ñu ne cabine de régie ba Sénégal la nekk mais comité boobu lan la war a waxtaan comité boobu bu fekkente ni critères yi da koo jiitu critères yi maanaam ñoo jiitu defaru comité bi kon comité boobu lan la war a waxtaan ndax yow tey jii bu fekkente ni da ngaa war a créer dara nga ñëw nga ne nii laa koy créer ak nii ba noppi nga dem woo ay nit ñëw ne leen ñëw leen ñu waxtaan ci nuñ koy créer mais nit ñooñu danañ la laaj ne la yow sëñ bi yaa ngi ñuy woo ba noppi te yow li nga ñuy woowee defar nga ko ba noppi donc ñun loolu daf ñuy indil jiixi jaaxa bu fekkonte ni sax nag dëgg ci critères yooyu parce que critères yooyu mën nañ ci waxtaan lu mën a ubbeeku la critères yooyu parce que wax nañ ko fii ki nga xamante ni dafa tagga témbe fii mais kër Pape Demba la dëkk Pape Demba moo ko dalal di ko jox muy lekk di ko jox muy naan di ko taalal làmp jox ko fu mu tëdd ñi tagga témbe mais nan fàttaliku suñu mbokk yi tagga témbe Sénégal te war a ñibbisi te ñu dugg ci weeru koor te waroon faa def weer gouvernement Italie sóoraale wu leen ci ay ngëneel fii nekk ci condition yu metti nag nekk ci condition yu metti bëgg a ñibbisi te mënuñoo ñibbisi mais ci critères yi
nañu wax ci mag ñi nga xamante ni ñoo ngi fi am invalidité wa ilaa fayeku ñu sax invalidité parce que xëy na yor nañu ay këyit yu leen ko permettrewul te ñu ngi nekk ci ay jafe-jafe mais nañu wax ci xale yi nga xamante ne ay jirim lañu te ñoo ngi ci dëkk bi fii ndax am na fi maanaam condition sociale boo jël rek mi ngi ci suñu biir mais condition sociale yooyu kan moo ko mën a xam kan moo ko mën a xam ku dul waa daayira bi ak waa association bi est-ce que laajul woon ca njëlbéen ministère des affaires étrangères mu ne le consulat que l'ambassadeur dajaleel ma les cas yi nga xamante ni ña nga fa mais lan la ñuy yàkkamti pour joxe xaalis bi le plus rapidement possible man gisuma yàkkamti bi ndax bu fekkente ni ñi nga xamante ni dañu faatu ci Covid-19 bi la nga leen di jox seen njaboot nga koy jox ñi ci feebar ñu ngi leen di faj tubaarkàlla ñu ngi ñaan yàlla ñoom it ñu génn ci feebar bi léegi lan mooy yàkkamti bi nga xamante ni yàkkamti nañu ko di defar ay commission di génnee ay critères te waxtaanewuñu ko gisuñu ci benn yàkkamti gouvernement Italie laata bi muy joxe xaalis yi kañ lañ ko commencé wax depuis xawma la ñaata mars depuis 1 mois ngi nii kañ lañ ko commencé fay semaine passée donc dañu ko maturé bu baax a baax di ko topp di xool fâché débolé yi ñi nga xamante ni yelloo nañu ko ñi ko soxla ba mu jóge ñu dem ba jël yeneen ndimbal jox ko communes yi ne ko xoolal yow sa gox ñi nga xamante ni vraiment ñoom ñoo ko yellool nga jox leen ko donc je pense que gouvernement bi li ñu def dañoo jiitu paaka ci mbaram dañoo yëkkati joxe ba noppi ne ñii ak ñii ngeen koy jox alors que pendant ce temps am na ñeneen ñoo xamante ni yelloo nañu ko ñoo ngi fii te laajuñu ñi xam ñooñu ñooy ñan c'est ça le problème maintenant maa ngi gis ci journaux yi ñi Sénégal laa ko njëkk a gis ñu relayer ko tam fii ñu wax ni pratiquement ñi doon wax ni seeni mbokk faatuwuñu ci Covid lépp bi xaalis bi demande yi commencé ñi ngi commencé déclarer bari na ay cas yu déclaré ci Covid la ñu faatoo ak ñoo xam ni dañ doon bañ mais ñi ngi reconnaître loolu moom suñu défaut la ñun sénégalais bu xaalis jotee daanaka jaral nañu déclarer lu nekk pour jot ci koppari comme ni nga ko waxee rek xaalis bi moom wax dëgg fa yàlla bu demee fa mu war a yegg fa mu war a jëm dana fa am njariñ lool ndax nag am na ñu ko yittewoo am na ñu ko soxla waaw tey jii xam nga buñ ne ñu bari ñun ñuy dund di liggéey am ay amortissateurs sociaux am une assise boo xam ni fii ñun lañ daan jox nguur gi nguuru Italie ñu toogee Italie danañu ko delloo ñun mënees nañu taxaw ni xaalis bi am ñu ci yitte waaye tey jii suñu mbokk yee nga xam ne dañoo teg Sénégal te gisuma ñu boole leen ci defe naa ni bokkuñu ci première tranche bi te ñooñu tey jii waroon nañu war a mën a buñ leen accompagner wul sax au moins ñu wax ñoom bu ñu mënee démontrer que ni seeni famille ñi ngi fii tey jii am na ñoo xam ni dépense war na leen fii peut-être am na ñoo xam ni luyaas war na leen fii man dama commencé gis ñoo xam ni seen wàllu liggéey mais mënuñu dugal case intégration ne expectative lañ leen def parce que ditaay dañu bañ bu ñu xamee ni yaa ngi Sénégal léeg-léeg boo amul ay capot yu baax yow yaay mujjee def aspettativa non retribuita tey jii seen busta paga avril 0 la nar a nekk te pare dégg naa ni la bloqué ci Sénégal daanaka ëpp na 1700 personnes yu dëkk loolu tey jii yaakaar naa ni association yi waroon nañ ci jóg wax ci waaye man li may jaaxal aussi mooy su fekkente ni tey jii yaa ngi dugal ci Covid sec boobu gov punto Sénégal mu dem Dakar
xëy na ñoom bu ñu commission bi ñuy fal fii ñooñu xëy na ils vont se charger seulement de contrôler waaye pour décider ñan la ñu war a attribuer maanaam ndimbali yaakaar naa ni dana jafe lool ñoom ñu joxe ci seen baat parce que ñoom bu ñu xamul déjà tey jii ñun yow du man te yaakaar naa ni du benn association bu la mën a jox feedback wala report ci demande yi amul. amul kenn ku la mën a jox te yaakaar naa ni sunu nguur ga ni ñuy def noonu la jëpp ci def boo xoolee émergence Covid bi Sénégal même commission bi contrôler Covid bi maanaam xaalisu fonds 1000 euros yi ñi ngi ko nommé semaine bi fekk na daanaka marché yu bari joxe nañ ko doog a nommé mu mel ni kon daanaka ñi ñuy nommé daanaka dañ leen fay teg pour ñuy remplacer ay bureau mais daanaka amuñu lu ñuy wax lu ci ëpp boo gisee sax gars yi léeg da ngay gis ku toog ba xamatul lu muy def mu gedd dem maanaam ñun contrôle dafa bokkul ci sunu culture nit ki boo ko ne dama lay contrôler rek daf lay mere yaakaar na ni yow da nga ko contre fekk ne maanaam xaalis bii ñuy séddale ñu bari dañ yaakaar ni tey jii da ngay gis koo xam ni day gërëm président de la république erreur la xaalis bi du xaalisu président Macky Sall xaalis bi c'est l'argent du contribuable des sénégalais yi la ñu jël ci seen poche ndax bor bii ñu jël mu di 1000 milliards yi xaalis bii ñu jël sénégalais yi ñoo koy fay du Macky Sall du APR du PDS du kenn kon xaalis bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk léeg-léeg dafay jaadoo ñu pencoo ko ba ku ci nekk gis ci sa bopp ba bu ëllëgee ñu ne lii de ba mu xewee ñëpp dugaloon ci seen loxo ñëpp àndoon ak suñu président ci ginnaaw maanaam fii lañ ci dox ku nekk lii nga ci def mais nag bu fekkente ni xaalis bi tey jii plateforme boobu gouvernement bi moo koy gérer xëy na député yi dem nañ xool ñoom defe naa ñi ngi ci commission yi foofu mais ba léegi mënaguñ la wax exactement ban pouvoir de contrôle wala pour mën a sax maanaam léeg-léeg benn décision boo amee ñu mën a yëkkati seen loxo bloquer décision bi maanaam joxe seen xalaat ñu changer ko ndax loolu mën na nekk loolu it c'est des demandes vraiment ñi ngi ñaan auditeurs yi bu fekkee am na ñu commencé dugal ci plateforme boobu ñu bind ñu expliquer ñu ban situation la naka lañ ko gisee ndax yemm na wala ñu ngi lay tontu ñu nit aussi jaadu na tey jii association yi demander ambassadeur mais mu joxe une communication par rapport à la situation actuelle def report yónnee ko sax association yi ni leen actuellement kat nit ñaa ngi dem wala jafe-jafe ngi ni mais bu fekkente ni mbir mi yow xamuloo nu mu demee parce que boo xoolee bari na financement yu ñëw au niveau de l'Europe bii rek lañ ci mus a def mais doo xam nu mu demee da ngay jékki-jékki rek ñu ne la joxe nañu nit ñi dañuy déposer nga daan gis daanaka lu ci ëpp c'était politisé que ça soit parti bi wala parti bële ku mu mënti doon da ngay jékki-jékki rek ñu toog ay weer nga dégg ni fa ñu jaaroon am na ñuñ ko jox boo xoolee ñañ ko jox ci parti boobu la ñu féete te yaakaar naa ni xew-xew bii de nekk na lu doy waar loo xam ni te it ma leen di fàttali lenn OMS waxaat na ko semaine bi Pape il faut que ñu taxaw foofu maanaam pandémie bii du pandémie buy jeex suba nañ ci bàyyi suñ xel ndax nag dafa ànd ak lu yéeme ci gannaaw mu di crise économique gis ngeen ni ajjuma baril pétrole bi nga xamoon ni demoon na ba yegg daanaka $100 daanu na ba nekk 8 euros loolu du nekk loo xam ni du fi bañ a bàyyi conséquence. musuñu koo gis. musuma koo gis man. tey jii le 4 bii la ñu fas yéene ubbi dinañ ci waxtaan. ña daan jaay dootuñu mën a jaay ambulant yi mënatul nekk parce que situation dëkk bi mayetul
nit yore saaxaan wala mu yore saagam génn di ambulant boo duggee baar bi génn dugg baar bële yow buñ la ko mayee sax sa fit mayu la ko parce que nag tey jii démb ministère des affaires étrangères génn na bilan association yi nekk fii ñëpp daanaka dañ ko contesté xamal ñu ne ñu bi situation émergente bi jógee ba léegi 80 sénégalais faate nañ bitim réew def naa lu ko gën a metti amul te ci 80 yooyu daanaka plus de la moitié seen faatu ci biir Covid bi la bokk kon ñun ni ci tubaab yi di lonkoo mënuñu séeré ci ndax ci dëkk bi la ñu dëkk ba ñuy nekk situation normale weer wu nekk wala bés bu nekk nga dégg ñu ne la dëkk sàngam am na sénégalais bu fay ngénte noonu lay naturelé ñu ne la dëkk sàngam am na ku fa bàyyi ko tey jii ñun suñ dëkk fii am na ku fi faatu donte bokkul ak maladie bi kon ñu xam ni situation bi dafa nar a nekk situation bu nar a perdurer boo leen xoolee sax décret bi dem nañ bay wax ni yeneen ouverture yi juin lañ koy def ñi ngi envisager ba décembre pour mënam yenn situation yi kon dafay jaadu ñun suñu état mu taxaw am ci njàngat ñun sénégalais yi aussi ñu am ci njàngat parce que tey jii su fekkee 12 milliards yi dafa ñëw ñenn benn catégorie xëccoo ko toog mais état bi mënul weer bu nekk mu génn 12 milliards wala 15 milliards kon dafay jaadu ñu canaliser ko daayira yi jóg association yi jóg ku ne am ci baat ba nga xam ni tey jii ñoom ñi nga xam ni ñooy dund réalité dëkk yi sociologie immigration dëkk yi ñu mën a nag am pouvoir am poids sax laay wax pouvoir amul pouvoir yoon ak nguur ko moom mais am benn poids boo xam ni danañu am seen kaddu boo xam ni bés bu ñu jógee yëkkati kaddu gi maanaam seeni autorité bañ leen a dégg ñu am sañ-sañu taxaw ci télé bi jóg taxaw wax ko ndax nag bi yëf yi tàmbalee ba léegi lañ fi def buñ ko xaymaa gën gaa tuuti dana romb 2 milliards ci dëkk yi dëkk bu nekk boo xoolee la mu génnee joxe ko waa dëkkam ak la ñuy génne ci wàllu ndimbal mu nekk ci biir dëkk bi di tas ci sunu biir defe naa du lu tuuti gouvernement bi kon foofu la waroon jaaree mais pas bëgg a tubaabal institutionnaliser loo xam ni yàgg fu muy mujjee du neex ndax nag sunu dëkk xam nañ ko sunuy institution donte am nañ ay institution yu taxaw mais nag sunu institution doxuñu sëñ Pape. waaw sëñ Pape man dama bëgg taxaw tuuti rek ci transparence bi parce que xam nga lii tubaab bi di wax rek le contrôle n'exclut pas la confiance te c'est pas le du terme étymologique que ni da ngay contrôler nit ki parce que da nga koo ñàkk wóolu déedéet mais c'est juste rek que ni li waykat bi doon wax alalu mbooloo bul ko foweeti lu ñëpp bokk da ngay oo ñëpp leeral loolu dafa am solo ba tax na ci loolu man je me demande alors ñun dafa mel ni réew mi ñu nekk Italie par exemple xëy na Portugal am nañu lu ni mel France la même chose Espagne naka noonu am nañ fi ay télé am nañ fi ay rajo alors pourquoi settimanalmente chaque semaine l'autorité mënuñu woo par exemple ces médias def ak ñoom même bu dee vidéoconférence parce que xëy na mënuñoo déplacé wu nga def ak ñoom vidéoconférence ne leen ah ñun de ba ñu lancé lii comme bay woy na mbuus lancé ngeen ba pare bay woy na mbuus ndax kenn dootu la critiquer ca loolee ndax sinon ñun wax dañuy tardé waaye liñ lay laaj mooy ni que fiñ ci toll li fi dugg te jëm ci ñun te ñu moom ko nag ñun mu lew ñu dong nag fan lañ ci toll je pense que transparence weesuut loolu nga woo les médias yi fi nekk parce que xam nañu leen bëgguma leen lim pas faire publicité gratuitement mais nag xam nañu leen et ils sont là médias yooyu donc de ce fait boo leen woowee nga def ak ñoom vidéoconférence boo xamante ni da ngay def en direct sénégalais yëpp lay seetaan dëgg la nga wax leen ne leen ba ñu ko lancé ba léegi naam am na ay manquement am na ay légèreté am na ay leneen ak leneen ñu ngi ciy jéggalu vraiment mais xëy na situation émergence bu moo ñu dab
waaye li ñu mën a xamal nit ñi rek mooy ne que bi ñu fi duggee ba léegi ñii ñàngami nit ñoom ñoo def demande ci feebar nangami nit ñoom ñoo def demande ci ñu fi faatu nangami nit ñoom ñoo def demande ndax ay étudiant lañu nangami nit ñoom ñoo def demande ndax ñoom ñoo fi tàggatémbe mais loolu ana lu gën a leer loolu bu ko defee askan bi dinañ xam ni kat ñun ñii ndekete am na ñu nekkoon ci suñu biir mooy loolu ngay wax noonu am na ñu doon feebar doon ko nëbb am na ñu fi amoon ay décès yoo xamante ni coronavirus la te dañu ko doon nëbb c'est pas que nit ñi dañoo soxla pour xam ko du dañoo soxla pour xam kan moo feebar ci coronavirus wala kan moo kii ci coronavirus pour éviter sax stigmatisation bi mais quand même leeral bi daf ci baax ndax bu fekkente ni koppar moo tax nit dévoiler boppam ne moom koppar yi tax na moom mu dem kii kooku moom rek la waaye nag dafa am le sénégalais lambda ou bien les sénégalais lambda yi nga xamante ni ñoo nga toog ci seen ruq bëgg nañu xam lii fi dugg pour ëllëg parce que l'histoire retiendra te li may faral di wax actuellement on est en train d'écrire une phase de l'histoire parce que feebar bi moom moo fi indi loo xamante ni ñun ci suñu génération musuñoo dund lu mel nii fekkee wuñu deuxième guerre mondiale ci ay xasida lañ ko daan dégg de waaw fekkee wuñu yooyu yëpp kon bu ñu demee ba fekkee période boo xamante ni ay frontières ñoo ngi tëj période boo xamante ni nit ñi ñu ngi leen tëj ci kër yi période boo xamante ni liggéeyukaay yi tëj nañu liggéeyuñu mais loolu ñun ci suñu giiru dund musuñu koo dund kon c'est benn pàcc la ci histoire dañ koy bindkat yi ñu ngi bind kon loolu luñ ciy wax rek dafa war a doon lu leer luñ ciy wax ndax ëllëg moom moo tax ak nettali ba ndax suñu doom yi ëllëg lii danañ ko nettali ji kon transparence boobu mënta ñàkk ba noppi suñu député yi encore une fois ñun on n'a rien contre eux comprendre nañu leen xam nañ ni ils ont des limites lu ñu xam la parce que loolu la ko indi xëy na moom mooy xëy na nanu leen falee xëy na leneen ak leneen loolu xëy na danañ ci ñëwati beneen yoon mais nag liñ ci mënta wax it mooy suñu député yi nañu xam ni ñun diaspora bi ñun ñooy seen doole ci ñun lañu bokk gis nañu nag seen vraiment seen jàmbaarte ak seen dox yiñ ciy dox yépp ak dox ñaxtu yiñ ci dox ñaxtu yépp mais nag quand même am na benn instant il faudrait que nga def un recul boo xamatoo fa foo jëm da ngay dellu fa nga jóge boo delluwaatee ci sa diaspora xamal leen ni ñun kat jéem nañoo def lii def nii ngir jëriñu diaspora bi waaye kenn dégluwunu boobaa diaspora bi soo ko jël nag ay mesure am mais lan la indi tey division la indi ci suñu biir et man je me demande en ce sens ñun ban xeetu communauté lañu donc fekkente ni communauté pour ñu nekk dajaloo nekk benn rek jublu ci benn mbir faaw xaalisu gouvernement dugg ci réew wala lu mu mënti doon loolu donc moom moo ñu mën a dajale loolu bu fi nekkul ñun ñu kenn ku nekk féewaloo ban communauté la ñu bëgg a bâtir ensemble daan waar te loolu dafay indi problème ci ñun donc il est temps que je pense que à travers kii bi nu mu tuddati coronavirus bi feebar bi vraiment que ñu def ci ay jàngat ndax dëkk yëpp ñu ngi waajal post coronavirus bi donte nag dañuy convivre ak moom ndax xoolee sax même phase 2 bi nan lañ ko tuddee convivence ak coronavirus waaw dafa mel ne as ngi ci biir de salaamaaleykum oui asalaamaaleykum maaleykum salaam sëñ As ñu ngi ziar waaw maa ngi ziar na ngeen def ñu ngi sant baax nag yi tey sant Yàlla baax avant tout maa ngi bala ak si koor gi ñu ngi lay baal di la baalu yàlla defal ko nangu ñu ñëpp ñu bokk ko amiin dafa am benn affaire bu ndaw bu may si contribuer ba sama constat mooy lenn dama am nu ma jaaxal ñoom gouvernement Sénégal gars yi ñoom bu neexee def lu neex au moment où les 3 députés Afrique Europe du Sud ñi xam ne si ñu leen élire actuellement yëpp
Sénégal leen fekk je ne sais pas si den fa fekk wala époque continent mais ñoom donc defe naa ñoom mun ñu nekk Sénégal ba pare bëgg a defar ay cause nit ñi nekk fii mais est-ce que amul ay vols spéciaux donc ñoom bu leen ko jaralee pourquoi mun ñu jël vol spécial ñëw fii taxaw fi ñu war a taxaw défendre mais ñoom mun ñu nekk Sénégal ba pare bëgg a défendre fii mais gars yi du leen faale c'est pas possible mënut a nekk amul benn cohésion pour lu ko jël dañuy jël vol spécial ñëw fii loolu moo doon yoon mais mu ñu nekk Sénégal ba pare bëgg a défendre fi nit ñi xaw man loolu rek am lu ma si seetlu jaaxal na ma lool. jërëjëf sëñ As. waaw xam nga jamono jii moom génn yombul ndax ñëpp dañu tëj seen frontière defe naa vol li ñi am yëpp c'est des ay couloir humanitaire la defe naa ni nga xam ni léeg-léeg italiens yi dañuy dem jëli seeni doom comme ni ñu def rek vol boobu nga xam ni moo demoon jëli ay doomu italiens yi bloqué woon Sénégal nga xam ni dëkkuñu Sénégal dañ fa demoon vacances dem ba nekk fa en difficulté ñu jël si leen tey jii moom xam naa ni déplacé wu dëkk ba dëkk moom yombul lu jafe la loolu moom mëneesu leen cee defe naa ni sikk waaye tamit gis nañu wax dëgg fa yàlla bi crise bi taxawee seen taxawaay ñi ngi koy dox man mii de damay seede rek léeg-léeg ñu yónnee ma message yoo xam ni daanaka ci ay nekkin wala taxawaay bu ñuy dox ba si seen rencontre bi ñu mujjee def ak ministre Amadou Ba ñoom ñett nga xam ni Nango Seck la ñi nga xam ni ñoo ñu féetee fii ak Mame Diarra ak Mor Kane bu Espagne nga xam ni dafa indi woon vrai problème parce que ñoom dañu bañoon ni duñu dem li taxoon ñu bañoon duñu dem mooy jafe-jafe yooyu sénégalais yi ñu bloqué fii am ñoom ñu demandé woon pour gis ministre bi bañ leen recevoir ministre bi nag bi mu leen soxlaa ñoom ñu bañ ni duñ dem ba daanaka sax mën naa ni moom xam naa ni coow li xawoon na cee bari waaw mais nag ñoom wax dëgg fa yàlla ñi ngi def li ñu mën dafa di nag boo nekkulee ci parti au pouvoir ñëpp xam nañ Sénégal la fa xew moom lañ nekk di wax lu ci ëpp dañuy teg mesure ba pare dog laa woo mu mel ni tey jii ñun Italie man li mu ci gën a jaaxal mooy figuraccia bi nga xam ni moom la association yi nar a def bu ñu toppee kii parce que tey jii association bu nekk jot na benn mail ñu ne ko yónnee ñu sa 2 personnes ndax 2 personnes yi bu ñu xoolee référence ba njëkkoon a am bi excellence di doog a yegg si ma nga doon laaj ñaari nit xaw ma ndax Pape message boobu yegg si woon na ci yow bi ñuy doog a ubbi tey jii bu ñu ubbiwaatee woowaat yeneen ñaari nit nga xam ni Italie yëpp tey jii donte mail bu njëkk ba sax mënees na koo bañ a tontu waaye mail bi daanaka dafa amal importance nit ñi nga xam ni tey jii bu ñëpp taxawee joxe seen réponse association yi yëgle parce que man gis naa association yi ni ñu koy dundee di ajourner nit ñi di leen jàppale ci wàllu dugal bi léegi yow boo toogee def sa lépp ba mu pare mettre leen devant le fait accompli ban fàcca ngay amaat pour boo yittewoo leneen wala nga soxla pour ñu toog ñu waxtaan nga bëgg leen woo foofu mooy li nga wax rek association yi waruñu xaar ba xaalis di ñu boole wala métit ñu doog a boolew dañu war a taxaw ñun ñëpp toog waxtaan tënku ci benn kàddu tënku nag du diw moo ñu jiite lu ci ëpp association yi léeg-léeg li ñuy def amalgame mooy ku ci nekk yaakaar nga ni bu diw wootee boo demee moom moo lay jiite déedéet fii li am solo mooy toog demandoo ci benn kàddu yéen boo leen dégloo yéen président yi mais toog sax commencé am sax ñu ne président yi bu ñu leen soxlaa fii mën nañ leen am nañ carnet d'adresse daje nañu waxtu sàngam mais nag boo xoolee daanaka lu jafe la nga dajale Pape sénégalais yi foofu moom xam naa ni du yomb xëy na nag crise bi li ñuy wax mënoon naa bañ a ñàkk waaye xëy na bokk na ci li nga xam ni moo avicinaare waat sénégalais yi am na ay pôles yu commencé juddu Italie déjà
di dajale sénégalais yi muy am ay adhésion surtout nag li nga xam ni moo jëm ci wàllu delloo néew yi mais dafa jaadu sénégalais yi toog bokk seen soxla yépp ngir mën a. salaamaaleykum wa rahmatullah. maaleykum salaam El Hadj. maaleykum salaam El Hadj. sama gars yi maa ngi leen di nuyu te di leen ziare. marhaban fiikum. jazakallahu xayran bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi wa salla abada ala alladi bihi lana huda abada sayyidina muhammadin wal ali wa sahbi sabinal wali barke cheikhul xadim barke cheikhul ramadan Pape Demba maa ngi lay nuyu bu baax Pape Mokhtar maa ngi lay nuyu. sëñ Ablaye Diop maa ngi leen di nuyu Modou Mbaye Thiam maa ngi leen di nuyu. ñu ngi lay fay maa ngi xaar kaala gi. waaw incha allah rabbi di leen ndokkeel ci weeru tedd bi di ñaan suñu borom mu may nu kattan gu nu ko woore ni mu ko bëggee te nangul nu ko. amiin te jéggal nu mboolem li nga xam ne ay rëcc la ci fukki weer ak ñaar yi jàll yëpp. amiin man na ko yàlla na ko def. jéggal nu sunuy bakkaar nangu sunuy jaamu yàlla te fulal ñu ko. amiin amiin. te ñu ñaan mu teggi la àdduna bi ndax ñëpp xam nañ ne moom rek mooy buur te moom rek moo man bu ñu bàyyi suñu bopp rek ñoo xam ne duñ dara kon nag yàlla na ko yàlla teggil amiin ci lu mu gën a gaaw bi jaay Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam di ziare mboolem mbokki auditrices ak auditeurs yi nga xam ne ñooy topp jotaay bi béykat rajo Xassida online Touba Monde bi kenn ku nekk ci ñoom maa ngi lay ziare fekk la sa kër wax la salaamaaleykum wa rahmatulah wax la baal maq baal naa la yàlla na yàlla boole jëgal nu tewee déwén yu bëree bëri di rafetlu liggéey bu baax a baax a baax a baax sëñ Pape maa ngi suivre débat bi xanaa rek di doon am rek lu may jëmee sëñ am na bokk bu dugg léegi Pape daanaka sax tontu nga ko ci lu ëpp wax dëgg yàlla sunu mbokki député yi kenn mënul leen wax dara vraiment chapeau bas liñ man lépp ñu ngi koy def waaye bu fekkee da ngaa nekk acteur jàppewuñ la acteur ñu jàppee la spectateur day daal di métti ndax ñoom ay acteur lañu ndax diaspora bi ñoo leen tànnal seen bopp daal leen di fal kon ay acteur lañu dañoo war a bokk ci xeex bi waaye boo xoolee ni état bi doxee ay spectateur lañu ay seetaankat lañu ndax booliwuñ leen ci dara lépp lu ñuy def dañuy togg ba mu ñor ñu yàq ñu yëgee ko ci média yi wala sax buñ leen di woo dana fekk boobu Alhaji Mbacke foo nekkee si position bu baax baal ñu nga taal sa caméra waaye ndax ñun jamono ji léegi en vidéo la ñuy émettre ndeysaan xam naa xamoo ko waaye fi mu ne nii boo taaloon sa webcam di ñu gis ñun ñëpp taal naa ko jërëjëf ñu ngi lay seen ndeysaan sama gars yi namm naa leen maa ngi waaw ñu ngi nii de waaw Modou Mbaye macha allah Modou Mbaye léegi dafa def lu bees macha allah maanaam léegi daanaka émission bi en vidéo lay génnee macha allah waaw lii day wane rek vraiment avancement technologie sama gars yi vraiment sono alpasso ndax wax dëgg yàlla lii innovation de taille la dëgg la kon nag sëñ Modou Mbaye Thiam ak mboolem mbokk yi tempoil technique bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax maa ngi fii ci Touba Mbacké al Mahrousa waaw mel na ni Italia mi ngi ci xol bi waaw non kéemtaan la Pape Baye Makhtar gis nga ko de xoolal rek coïncidence yàlla xam na ni du lu ñu préparé dañoo ubbi rek gis Italia kon Italie mi ngi ci xol bi yàlla xoolal dafa nel nostro cuore maanaam dafa bokk ci sunu dund jërëjëf Italie dafa bind ay page ci sunu bind yoo xam ne kenn mënu ko effacé ndax réew boo fa defee ñaar fukki at ak lu topp am fa ak njaboot am loo fa xam ni dund ko ci sa dund ñaar fukki at ñett ci dund doomu aadama loolu kenn mënu ko effacé kon nooy portiamul Italie noonu solo koore mi ngi ci suñu xol biir xol lépp lu ko wokk rek daf ñuy xuri moo tax keroog bi yàlla dogalee may intervenir ci émission Jibril Ndaw bi ci Touba TV dama leen a wax ni leen man combat Italie dama koy porté parce que mi sento italiano dama koy porté parce que waruñu stigmatiser ñi nga xam ne ñoom ñooy immigré yi ndax ay nit la ñoo xamante ni bëgguma man sax changer débat bi mais benn parenthèse bu ndaw la rek xamal ni man combat bu Italie am dama koy porter avec fierté waaw ginnaaw loolu sëñ As moomu mbokk moomu dugg léegi ma koy wax rek li nga ko doon wax laa koy confirmer mooy ñoom sunu député yi malheureusement ñoom paaka bi dañoo yor ci ñaaw ka gi lañ jàpp ñoom fii dagg fi la ñu jàpp ndax dañu doon ay acteurs ba pare ñu def leen ay spectateurs ndax waa askan wi ñoo leen fal teg leen ñu doon xëy na minorité par rapport ak majorité ba nekk parlement ba muy majorité mécanique waaye teewut seen kàddu fu mu war a àgg ma nga fa ñaata plateau la nangu sekk def Pape Demba ñaata doxu ñaxtu la def ñaata saytu la ñaata bañ la def Maam Jaarum tam depuis l'Italie parce que il paraît que Maam Jaarum mi ngi foofu Italie
Nango il a été Nango dafa ndar képp Sénégal parce que xam nga instant bi li nga wax Pape effectivement dañ koy dëggal wala li nga xam ne ay vols spéciaux la doomi réew mi di ko affrété di jëli seeni citoyen yooyu rek ñooy dem wala cargo yi waaye amul benn avion passager boo xam ne ni dana mën a jóge Sénégal di ñëw ci benn réew kon loolu moo tee ñëwuñu auprès de la diaspora ñi leen élire waaye nag à distance fañ toog ña ngay mener un combat vraiment boo xam ne ñëpp lañ ko defal waxuma ko nag pour politiquer kenn parce que man benn parti laa muy Serigne Touba sama benn parti laa muy Cheikhouna Ahmadou Bamba Khadim Moustapha waaye ni su fekkee daf lay guddi di la bëccëgal lu nekk mu koy daj ngir yow aussi César ce qu'il y a César il faut aussi ñu reconnaître leen seen mérite ay jàmbaar lañu xëy na ba bëriñu doole ndax néew nañu waaye nag lañ war a kaas yëpp ak lañ war a jooytu yëpp ñu ngi koy jooytu moom daal li ñuy ñaan mooy yàlla dimbali ñu ba mbas mi jeex tàkk parce que nag jàpp naa ne Pape leçon bi nga xam ne àdduna mi ngi ko ci tiré loolu moom bi béttatul kenn ndax kenn talatul ko am doole wala ku néew doole wala maa la man wala mënuma la wala am naa li wala amul lu ñu tal mooy fexe ba configurer li nga xamante ni mooy ennemi commun mooy Covid 19. kon wan nañu ne kat doomu aadama nit lu mu am rek ba di ko godeere daf koo tal. te boo amul ak wér amoo taloo dara ndax fii ne koo gis koy lii xalaat ci am xelam bu tëddee mooy ndax su ma yeewu sama voisin wala kenn wala du ma am corona kon xalaatuñu lenn kon dañuy wax ne doomu aadama jàmm rek la xajoon Sëñ Tuubaa daana wax ne biñ ko laajee jàmm def ne àdduna siide yi gisuma fi lu ko gën yow ma xiyaam gënu jëmit gisuma lu ko fi gën kon jàmm rek ci la doomu aadama yi xaj Pape maa ngi leen di sant di leen gërëm sama xol ak sama xel. waa Cheikh Mbacke maanaam ni ñuy wax rek actualité daf ñu laal. ñu gis ni jamono yi suñ dëkk bu sell boobu. foofu nga nekk di Touba. yàlla dogal li ñuy wax ci journaux yi cas communautaire yi commencé fa bari lool. situation bi nu mu demee Touba. waaw merci Pape loolu dinaa ci sawar a tontu yàlla dogal na cas yi mi ngi am y a une exagération de la part des médias ndax am na ci médias yoo xam ne nii Pape yàkkamtiwu lu ñu tudd Touba. yàkkamti lu dul Touba ba ñu stigmatiser ko. ndax gis ngeen boo xoolee am na benn vidéo ma defoon temps yële si ginnaaw. gis naa ko dama doon waxee ne baissons pas la garde. même su fekkee Touba am na cas zéro ne baissons pas la garde parce que àdduna dafa tëre di kon lii ba ma koy wax booba lii ñëwagul woon. bien vrai que yàlla nattoon nañu ñaar suñu population. doon nañu population xam nañ ma baal baat bi. xam-xam bi bëriwut ba pare xaw nañoo dëgër bopp. parce que li nga xam ne moom mooy mesure préventive yi. muy distanciation sociale bi muy toog gi dafa amul wax dëgg yàlla. parce que Pape naka ngay wax def naa ko ci vidéo naka ngay mën a imaginer oto buñ leen lan daan def na def le tiers su daan def fanweer na def fukk nga dugal ci ay nit ñuy toog bay lang rawatina ay jigéen sama bëtama may. loolu vraiment ku koy def ku ne conscience ba nga am jàpp naa ne ci xeex jàngoro ji ñu ne jigéen moo koy wàlle yaakaar naa kooku koo koy def ku ne maanaam jàpp naa ne sax maanaam dëgg jàpp affaire bi au sérieux des na te ba tey jii ay nit ak ñoo xam dañ naan non affaire bi amul politique la. mais au moment où nous sommes Pape avec plus de 200 000 morts dans le monde ñuy toog ba naan am na wala amul mais de stade bi war nañ ko passé. te kenn ku nekk ci ñun ku ne na nga xamante ne yow yaay war a sàmm askan yi bu Pape dem ba sàmmee askan bi. Pape Makhtar sàmm askan ma sàmm askan kenn ku ne sàmm sa bopp sàmm sa njaboot rek lépp day daal di jaar yoon. bien malheureusement cas yi ñu ngi bari Touba mais aussi ñu xam aussi y a un facteur léegi dañuy def ay tests yu bari parce que tey on a fait plus de 500 tests. ci 500 tests yooyu y a 67 qui sont positifs. ñu am na ci yaakaar naa su ma jumu 7 cas communautaires ou 2 ou 5 cas communautaires cas communautaires yi nag sa gravité mooy doo xam ki la ko wàll du am traçabilité du ñu xam kan la wàll fan la ko jëlee mais malheureusement nit ñu tooguñu parce que Pape bu la sa gouvernement te la toogal dama laa bëgg a aar nga bañ a jël feebar bi ngay far moto Jakarta muy daw ak yow 100 kilomètres ngay dem di ko yóbbu feneen loolu mooy inconscience loolu mooy irresponsabilité loolu mooy immaturité parce que yow waxuma sa jëmi bopp mais ña nga jëm muy say njaboot bu fekkee commerçant nga muy say client nga leen koy wàll xalaatoo ni ba ngay dem loo mën di wuti ci àdduna muy alal muy pouvoir lu mu mën di doon ak wér moo ko ëpp kon nag man li may ñaan sama mbokk yi may déglu mooy nunu sëriñ bi li ko war lépp def na ko Sëriñ Muntaxa yëkkati na alal ju takku def ci wane na l'exemple raxas na ay loxoom jël gel laal loolu mënu ko weesu ndax mooy jëmmi Sëriñ Tuubaa ñi nag lu leen waa kër docteur digal na ngeen ko def ba pare nag wéetal suñu borom waaye am na loo xam ne des na ci suñu wàll mooy wax dëgg yàlla mesure préventive yi muy les mesures barrières vraiment ñun dañ ko respecté wu nit ñi xoolal dañuy toog Pape Mbal Demba ba léegi Touba gars yi dañuy toog di jagg maanaam di grand place ay 20 ou 30 personnes toog di waxtaan ba heure bu nekk da ngay toog fi sa bunt kër patrouille police fekk la fi ni leen dugg leen ci kër gi parce que ku fuufur fa mënoo sax toog ci mbedd mi vraiment malheureusement daal yaa entêtement population bi boo xam ne lu nu daal rek moo nu ko teg nit ñi dëgër nañu bopp te jàkk nañoo xam parce que bu nit mënee toog
pandémie bi rey 200,000 personnes nga mën a toog ni amul man koo waat vraiment loolu man Pape xaw ma lu muy ñëw kon nag maa ngi ñaan sama bokk taalibe yi nanu jàppale sëriñ bi ndax li ko war lépp mi ngi ci Mbàkke mu sëriñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te ànd ak wér nan ko jàppale sàmmale ko sëriñ Touba dëkkam bii ndax sëriñ Touba ñaan na ki dëkk bi lu ne ba lu di ambas dana ko romb waaye nag xoddi ko bala ngaa lakkale te ndimbal na ci fekk loxol borom nañu respecté li nga xam ne mooy consigne yi nga xam ne ko docteur ñu ngi koy joxe mooy di raxasu soo génnee maanaam fooy dem nga takk masque fekk yaa ngi dem ci lieu public contrôler njaboot gi ñu toog ci kër yi bu fekkee déplacement yi mënut a ñàkk waaye tamit fexe bay sore bu fekkee dañuy dem ci marché yi wala yeneen parce que marché Ocass tëj nañu ko il y a 3 jours c'est le poumon économique de Touba te bu moytuwut yeneen marché ñoo ci suivre ndax fi ne la vie est paralysée dematoo dikkatoo ndogu yi xoolal ndogu Touba Pape Demba bu ñu demee ba tugguñu ay ndogu koor c'est une grande première dans l'histoire du mouridisme ba sëñ bi sampe yoon yi ba léegi nga xam ne vraiment l'heure est grave mais xam nga sëñ Cheikh xam nga Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ni lii luy rayee buy ñëw ñu ngi lay ëppal ci li muy faat dëgg la désolé de le dire nag quoi maa ngi ciy jégalu bu baax a baax ndax xam nga dëgg la Pape dëgg la dramatisation bi moom moo doy waar da ngay xool ñaata vidéo WhatsApp ñooy wër di fooyee feebar bi dëgg la waaw da ngay xool am na ñuy génnee ay vidéo WhatsApp sax naan feebar bi romb nga Kazu Rajab romb nga leneen ak leneen waaye màggal Baay Faal yi moom du la fekk dégg nga wax ji dañ koy banaliser dañ koy banaliser trop daal mais loolu man dama jàpp ci benn wàll wi yaa dafa am benn forme de communication boo xamante ni le comité scientifique daf ko waroon a def askan wi wax ak seen niveau wax ak seen niveau parce que dëgg la bu fekkee da ngaa ñëw nga ne on a enregistré 60 cas dont 2 cas communautaires mais yow nit ñi Sénégal ñi xam ay lan mooy cas communautaire cas contact ak patient zéro et cetera mais ñan ñoo ñi ko xam danoo bari. dëgg la Pape def naa ci vidéo leeral ñetti cas yëpp. waaw mais xam nga Cheikh Mbacké c'est un citoyen bu def constat boobu. génnee vidéo boobu. mais je pense que kërub docteur ak comité scientifique bi war nañoo mën a envahir stampa bi envahir média yi envahir télé yi parce que yooyu ñooy mezzo di comunicazione période bii. dëgg la. yoo xamante ni nit ñi dañ koy déglu obligatoirement. nga waxtaan ak ñoom ne leen nag ju gox bii gis nañ fa ñaari kaa nangam dina tax waa gox boobu wax dëgg yàlla nga wax ak ñoom ci kàllaama olof bi nga xam ne ñun ñëpp dégg nañ ko. mais Pape Moussa dugguma la mais Pape da nga xam ne mën la murid du corona. mais xoolal boobu discours. nit ñi xoolal murid du corona mais xanaa murid Pape Demba du nit. mais xoolal boobu niveau. xoolal ko abaissé wu ci boobu niveau. waaw kooku nooy Pape Demba kooku nooy wax ak moom. du yomb de. mais murid nit la murid c'est un être humain. dëgg la xam nga yàpp yaram la di nit am ay anticorps. ak Touba affaire bi du fa ñëw. waaw te xam nga quel est le danger xam nga lan mooy danger bi. fi ñu toll nii yeneen feebar yi sax dañoo nëbbu. merci beaucoup. yeneen feebar yi dañoo danger bu mag mi ngi noonu parce que tey jii boo xoolee. li daan rey ci malaria nga xam ni kenn xamul nu mu toll nit ñi talatuñ ko sax. prévenir ñi am problème te ba léegi mi ngi fi te ba léegi mi ngi fi jógu fi. xam nga léegi nag loolu dafay indi vraiment un problème social. boo xamante ni il faudrait que ministère de la communication kër docteur ak comité scientifique ñëpp ñu war cee ànd créer benn mécanisme boo xam ni dañuy faire parvenir le message fort bu dem ci population bi. parce que sinon c'est un problème parce que bu ñu demee ba tollu tey jii fu dëkk yu mag yi doon am benn taux bu garaaw ñu dem ba nga xamante ni dëkk yooyu ñu ngi wàcc ba ay 200 et quelques morts naan alhamdulilah ku dem ba am 200 morts naan alhamdulilah jaaxle nga. waaw mooy li may wax xam nga Cheikh Mbacké ñun bi ñuy tàmbali dama ni tey jii 260 morts la ñu am. waaye ma ni tey jii bu ko waa Sénégal déggee dinañ tiit mais ñun buñ ko déggee dinañ def sax benn suspiro parce que dinañ commencé ni yëf yaa ngi wàññeeku. mu nekk différence parce que tey jii ñoom Sénégal defe naa ñu ngi ci seen 9e mort. mais nag foofu da ngay jox kolpo bi ci ñi nga xam ni ñooy sunu ay kilifa. parce que tey jii sunu kilifa yi su fekkente ni lii bu xewee wax dëgg fa yàlla ña ko war a yor duñ ko yor dafay am problème.
parce que tey jii boo xoolee buñ ne comité scientifique bi et comité scientifique bi du joxe pareereem li ci ëpp lañu soxla rek la ñuy jël fësal ko comité scientifique bi daanaka amuñu doole tey jii xoolal sunu dëkk bii nga xam ni moo di Italie Conte maanaam lu muy def day déggante comité scientifique bi bu paree dafay rendre compte ci waxtaan bi mais sunu réew mooy la may wax rek xam nga tey jii nit ki buñ la joxee mbir nga yaakaar ni yaa ko moom ceeb ba ñuy dimbalee sax tey jii da ngay gis bu ñuy dimbali nit ñi dañ leen di wax jërëjëf fekk ne jërëjëf boobu daanaka dañ ko waroon boole ki mbolde ndax xaar ba xew bi am ñooñu ñuy jox ceeb boo leen xoolee ñu ci nekk dañ leen fekk seen kër dara nekk fa ñu jox leen ceeb kon bañ leen ko waree jox yàgg na mais Pape Djibril Fall wax na ko njàngat lañ ci war a def boo xam ni njàngat bu xóot ñi nekk fii aussi doole ba ñu waroon am wax dëgg fa yàlla ci wàllu communication amatuñ ko Sénégal ndax nag maa ngi koy waxte dee immigré diaspora bi maanaam seen popularité ni mu baasee nii musul am dans l'histoire du Sénégal te kenn waralu ko ku dul suñu gouvernement ak campagne de communication boobu mu def yi léegi yaa ngi wax communautaire ka importé bi importé mooy venant yi ñun venant yi venant tey jii ñoom xamuñu ci France Italie rek lañ ci xam mais feebar bi léegi loolu demoon na ba nga xam ni stigmatisation boobu dem na ba laal na côté yëpp côté néew yi maanaam côté bu te fekk ne ñun jamono ji ñu ngi dund problème boo xam ni tal nañu leneen tey jii pour nga informer sax sa famille dootuñu la déglu ndax léegi immigré yi daanaka place ba ñu yoratuñ ko loolu nag day jaadu xëy na ñun suñu communauté fii ñu defarwaat am ci njàngat dooga nag toog jóg ak benn kàddu parce que dama koy delloo sumat wax parce que fekk amuñu benn kàddu boo xam ni buñ ñëwee ay Maxtaar wala Cheikh Mbacke mu jóg wax ci turu Sénégal yëpp nekk ci ginnaawam rangé wu donte du doon njiit waaye dañuy bind kàddu gi mu war a jox wax ko mu wax mais nag problème yi mooy léeg-léeg bu yenn kii xewee ku ci nekk yaa ngi xalaat ni diw bu jógee ni moo yor kàddu gi ñu ne moo jiite parce que suñuy njiit tàmm nañu ci yu mel ni yaakaar nañu ni ku gën a am doole rek kooku moom la ñu war a gën a jël xëcc ko ci moom mu war a wax loolu tam lu doy waar la sëñ Pape Makhtar. waaw xam nga. demal sëñ Cheikh demal yow kay. waaw yow fi ñu toll nii loo wax rek day barkeel ndax béréb boobu nga nekk. ndeysaan xam nga Pape Makhtar sa connexion bi mooy xaw di commencer déconner. xam nga ni vraiment suñu connexion internet yi vraiment ça fait défaut ça laisse beaucoup à désirer. vraiment day bon lool day scarce lool sax. xam nga Pape analyse bi nga def analyse bu pertinente la mais man damay wax ne ñi ko gën a aggravé sax dëgg nga xam ne ñoom ñoo tax ba mu am ampleur bu mu war a am mooy mass média yi mooy internet bi mooy télévision yi mooy rajo yi mooy réseaux sociaux yi parce que bu fekkoon maanaam nañu war a joxe information bi joxe nañu ko yaakaar naa ne lañ war a wax dëgg parce que bu ma demee tey ba gis un journal muy bind naan Touba Mbacké l'axe du mal dama naan vraiment quelle communication lañ am fi ni au 3e millénaire. bu ma demee ba tey gis ñu maanaam ku mel ne ay médias yoo xam ne nit ñi dañ leen doon déglu nit ñi dañ leen doon déglu fu nekk di leen bàyyi xel ñu dem ba vraiment am rabaissé wu ci abaissé wu ci niveau boo xam ni da nga naan ñi vraiment fan la ñu jànge journalisme yow da ngay dem ba doo xam kan ngay dégg parce que xool Pape réseaux sociaux yi ni ñu koy inondé lu ne ngay gis lu ne la ñuy dégg da nga naan mais ñun ci ban monde la ñuy nekk. doo xam yow da ngay dem ba yow sa bopp doo xam fan ngay loolu tey Sénégal am nañ ministère économie solidarité numérique mais ñooñu tey ministère solidarité numérique ñooñu tey waroon nañu mën a am benn mainmise ci réseaux sociaux yi. war a mën a fexe ba lépp loo xam ne information bu jàllul la ñu téye ko am benn contrôle bu strict ci médias yi ba nga xam ne ay fake news yi ak yooyu yëpp Pape war nañ ko mën a contrôler ndax xoolal lu ne bu neexoon tey ministre de solidarité numérique amul ci benn groupe WhatsApp boo xam ne dina indi ak ndoxum wala mu andi loo xam ne du yoon loo xam ne dinañ ko bàyyi mu def parce que ils sont tout à portée de main. mais dañ koy def am na yenn live yoo xam ne bu leen neexul dañ koy perturber. très bien kon nag damaa gis ne
vraiment lañ ci waroon taxaw dëgg maanaam vraiment defuñu ko kon ñoom mën naa nit fële su fekkee war nga koo mën a arrêté boo ko arrêté wul yow yaa ko alimenté mel na ni maa ngi seen sama joriñ sëñ Ablaye maa ngi lay ziare bu baax sunu wayjur woowu soxna Awa di ñaan sunu borom mu dolli ko leer te weeru dëgg yàlla tatagal ko jëm rek man ak sëñ Abdourahmane sëñ Cheikh moom laa gunge woon nu demoon ziare ko njaboot gi sëñ Cheikh Xatar ak sëñ Assane ñoom fa lañ fekk sax sa wayjur bàyyi Cerno ñu ngi leen koy ziare bu baax di ñaan yàlla na ko yàlla tekki loxo sëñ Daaro San mu tekki jox ko Cheikhul Khadim ñu ngi leen koy ziare vraiment dakarlu ak la dernière énergie Pape ni nga xamante ni noonu la média yi di manipuler information yi ñu xam ne mbir bu fekk am na xam bu fa tollee yow dañ lay déglu loo wax nit ñi gëm ko da ngay dem ba boo tëddee di nelaw sax yow sa xel dootu dal psychose bi ngay am yow yaa gën a feebar ñu tëdd ci lalu hôpitaux yi loola laal nga ni feebar naa wala faatu naa parce que ni ñu lay joxe information bi la accru parce que Pape man bu ma sañoon dañuy dem ba dañuy gën a appesantir ci ñi wér ñu ne kat xoolal vraiment gën a dalal xelu nit ñi vraiment médecine bi mi ngi avancé ñiy wér macha allah on a un pourcentage très haut de guérison di focus ci loolu waaye toujours cas nangam yokku na nit ñi gën a dof ñi gën a kii te fi ne nii Sénégal dañoo sonn sëñ Ablaye nit ñi xëyuñu gontuñu activités yi taxaw na kenn xamul foo door sa bopp vraiment lii daal yàlla na ko yàlla tegge rek ci barke yaa barru yàlla tayifu yaa ma afi yaa ma lahu am na war a yaa saafi an siri ak makana daahi wala toamila bi léptilayi xam naa damay daal di kii ndax connexion bi mooy xaw léeg-léeg di kii mais maa ngi leen di suivre di leen déglu ci rajo bi di bég lool nag di sant taxaw jëm ci ñu gis moom tey dañ cee bég lool sax waaw man bu ma sañoon Pape bu ma sañoon fu ngeen def émission rek ma ànd ak yéen Pape Mokhtar l'Italia nel centro di Touba ci fa molto piacere ndeysaan maa ngi leen di ziare bu baax sëñ Modou Mbaye Thiam tantu di Cappello yàlla leen yàlla sàmm yàlla leen yàlla mbas mi mu jeex tak yàlla buñ ci loru yàlla buñ ci loru la ci barke Cheikhul Khadim jërëjëf maa ngi leen di topp nag maa ngi leen di topp gaa yaa ngi lay nuyu ci Facebook bi vraiment mbokk yi Cheikh Fall bu Bologna mi ngi lay nuyu bari na mbokk yi ziar lool di gis jëmm ji ndeysaan jërëjëf Pape jërëjëf sëñ Ablaye daa mel ni sama nga yëg ko xam naa ni Pape Makhtar tey jii moom deuxième tomb bi dana jafe lool ndax tey jii moom dañoo nekk ci koor xam naa ni dañ koy leb rek ndax xam nga koy leb ba dimanche wala bu jaree ñu def benn live sax xëy na ci semaine bi ci biir semaine bi waaw incha allah waaw gën a expliquer lii nga xam ni moo di maanaam repartenz avec xew-xew yi protocole de sécurité yi sëñ Ablaye xam naa dañ lay jox kàddu gi rek moom nga nuyoo ñu doog a tàggoo ndax tey jii moom li ñuy wax rek moom bu koor gi jotee moom gars yi dañuy fëgg bunt yi duñu mën a guddee aywa bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh suma mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noonu leen di nuyu bu baax maa ngi lay ziar Pape Mokhtar ziar bu baax Diop di la ziar sa waajur woowu fi jógee sa bàjjan bi Diop waaw ndeysaan waa sama xarit lool ndeysaan soxna Awa Balla Diop ñu la koy ziar bu baax doon soxna ci sëñ Mbaye Fallou Ndiaye moom Serigne Darou Assane Ndiaye ndeysaan ñu ngi la koy ziar yàlla sama waajuru góor moo topp ci moom ci sëñ Njaga Issa Dieye ndeysaan maa ngi gis photo bi ndeysaan ci Facebook bi waaw ñoo ngi leen di nangul ziar bi di ñaan suñu borom mu xale ko àjjana moom ñoom fa fekk ñëpp ak ña ko fekkaat ñëpp ginnaaw ak ñi leen fa nar a fekk ñëpp ciy jullit amiin waaw di leen sant bu baax di leen ziar ci koor gi di leen wax naa ni yàlla na yàlla nangul koor gi rek amiin xam naa balaa ngaa tëj kon comme sëñ Mor si laa ngi fi nañ ko dugal waaw mu nuyoo ñu def benn tour nga ñaan sëñ Mor asalaamaaleykum wa rahmatullah maaleykum salaam ñu ngi lay ziar sëriñ Pape Demba maa ngi lay ziare sëñ Mokhtar Tall maa ngi leen di ziare ñu ngi lay ziar bu baax di ziare sëriñ Cheikh Mbacke Buub Jawrin mi ngi noonu di doog kenn nii sëriñ Ablaye Diop Daarul Xasanaat borom tay fak bayla waaw aske ñoo ngi ziare bu baax di ziare sëñ Modou Mbaye Thiam ak sëñ Ibrahima Ndiaye Khalil di rafetlu nag ndax li ngeen di def nii sëñ Pape Demba lu rëy la wallahi lu rëy la bu leen ko xeeb lu rëy la mbooloo ndax loolu nga doon wax léegi sëñ Cheikh Mbacke bu doon wax Sëriñ Tuubaa am na fu mu ko bind ne ab jullit da ngay dalal xelam nee na bëggoo tiidloo da ngay dalal xelam
du tey nag nga koy wax dëgg waaye di rafetal njortam ne ko dëkk bi dana soppeeku jamono moo mel nii rek di ko defal te même lax dër yu sax naa ne ci la ñuy commencé jàng yu baree bari moom tamit mi ngi wax loolu daal ne ab jullit kenn du ko tiitloo dëgg la kon ñi ngi jariñu bu baax nag ndax man bu ma leen déggee rek ak ñu baree mel ni ñu mel ne man seen xel day dal lu ngeen ñuy wax te ñu gëm ko dëgg la nga xam ne dañuy daal di xam ne kon xëy na ñun ñi nga xam ne ay stagiaire lañ lan la ñuy xaar fi nii ñuy liggéey ci hôtel ak restaurant yi ñenn ñaa nga Sénégal ñenn ñaa ngi fii loolu lépp li ma xam naa ne saa bu koo kiyee rek ngeen dimbaliñ ci bu baax a baax bu soobee yàlla di leen wax daal loolu ma waxoon keroog ci émission bi xam naa ñu ngi leen di xaar tim ci émission soo ñeeg siyaara commencé waat na àllarba bu jot incha allah incha allah yoo xam ne Serigne Touba moo bind di laabiire nit ñu baax ñi te yaakaar naa tamit Serigne Touba rek ñoo fi nekk ñooñu kenn bunu ci Serigne Touba nee na moo ëpp ngay dem di jihaat ci yëfër ya te jihaat mooy li gën a foor ci lislaam kon nag yéen marta boobu moom lu ko ëpp ngeen di am ci liggéey bi kon yàlla nañ ko bokk yéen kon ñu gàttal foofu xam naa ne ndax xaw naa guddi ba pare jazakumullah xayran jërëjëf sëñ Pape Mokhtar kon de mel na ni tey jii moom daanaka tomb 12 milliards yi mënuguñ cee juboo ba tey daanaka ci lañ ubbee waroon a waxtaan tuuti ci conférence de presse bi premier ministre bi def fii waaye jotuñu cee laal ndax mel na ni 12 milliards yi métti nañu lool te it naqare naa lijjanti xam naa ni daal dañ koy leb rek li duuf ci nag bi yëpp xajul ci cin li ma joxaat la kàddu gi wax dëgg fa yàlla ndax tey jii moom xam naa ni yombul ak koor gi waaye nag moom ni ñu koy waxee rek moom ni ñuy wax comme tool yi fii la ñu féetee mooy suñu xel comme moom bu waxtu yu jotee ñu taxan rek ba dimanche jàmm fu say wi toll rek ñu yamale ko yóbbu dellu si waat ba dimanche ak jàmm sëñ Pape bisimilah. jërëjëf sëñ Pape jërëjëf maa ngi ziar bu baax sëñ Ablaye di ziar bu baax sëñ Silla ñu génn léegi di rafetlu kàddu yi suñu jëwriñ Cheikh Mbacke Mbuub géwul Xaadim Rasul ko ziar moom it bu baax a baax sëñ Ablaye ñu ngi bokk ak yow naqar wi di ñaan yàlla mi nga xamante ni moo ñu ko joxoon nag jëlaat ko ci suñuy loxo mu xaare ko aljanna firdawsi te may njaboot gi waaw yàlla mën na ko yàlla def amiin di ko ñaanal bu fekki sëñ Pape am na lu sëñ As wax sànq ci maanaam vol spéciaux yi man de li may ñaan suñu parlementaires yi ñu dox ci bu ma doon ñoom du ma dox sax ci lu jëm ci affaire yu koppar mais damay dox ci li nga xamante ni mooy njëriñu askan bi yëpp maanaam comme Italie Decreto Cura Italia dafa suspendroon licenziamento yi le 24 nu mu tuddati février ba le 16 mai te fii ak le 16 mai xamaguñu ndax vraiment ña nekk Sénégal danañu mën a ñëwam duñu mën a ñëw damay ñaan sunu député yooyu nañu dox ci ministère bi dox ci président waxtaan ak ñoom ñaan pour ñu may leen vol spécial boo xamante ni sunu mbokk yooyu danañ mën a ñibbisi ndax bu weesoo le 16 mai bii nga xamante ni siyaare buñ ca rombee amaana danañ leen licenciare yëf yi gën a jafe ci ñoom gën a metti ci ñoom ndax ñuy wax ni metti na déjà metti na ci ñoom ndax yoratuñu lu ñu jox njaboot gi te saa bu ne ñu ngi xëy di xool njaboot gi kon ñu ngi ñaan ñoom it ñu dox ci wàllu woowu jéem leen a taxawu boobu ñun fii lu nu man ci kàttanu yàlla danañ ko def ci waxtaan ak autorités yi waxtaan ak xamante ni ñoom ñoo ŋànk yëf yi ci li fi ñëw ñan ñoo ko yelloo ak ñan lañ ko war a jox waaye ñële it buñ leen fàtte ngir yàlla parce que vraiment conséquences yi muy indi moom moo bari ndax amaana sëy dana ci yëngu yàlla rek a xam amaana leneen ak leneen amaana da ngay am doom ju feebar rawatina ñoo ngi nekk ci weeru koor kon am na ñu bari yoo xamante ni ñoom dañ koy soxla fee ñu nekk ne te rafet naa njortu ne rek ni xëy na lañu yor sax jeex na lañu yóbbu woon jeex na ñu ci bari danoo waroon a ñibbisi donc vraiment nañ leen taxawu bi nga xamante ni moom moo ci war ndax ay bailleur lañu te dañ doon contribuer ci économie dëkk ba kon vraiment war nañ leen mën a taxawu boobu loolu daal ñu ngi koy ñaan sunu parlementaires yi teg ko ci seen loxo pour que ñu mën a dox ci wàllu woowu
li ci des nag mooy comme li nga wax rek phase 2 bi moom xam naa ni dañuy bàyyi rek ba dimanche prochain bu soobee yàlla ñu gën koo càmbar comme conférence stamp bi mi ngi soog a am tey. bu subaa xam naa ni documents yi dina génn ak yooyu. boo defee gën koo càmbar beneen dimanche rek wala ci biir semaine bi. ñu faram fàcce ko def benn édition spéciale. naan dañuy njëkkanteeg sëñ Ablaye rek bu boobaa. xool nu ñu ko mayee rek ñu njëkkanteeg moom. def mbir mu gàtt rek faram fàcceel ko mbokk taalibe yi. may kontaan bu baax a baax di delluwaat di baalu ak ñëpp di baal ak ñëpp di ñaan yàlla ziar yeeg yëpp fekk ñëpp ci jàmm. yàlla nu yàlla defal jàmm yàlla nu jàmm sonal ñun ñëpp. amiin ci barke Seydina Mohamed ci barke Borom Touba jërëjëf sëñ Pape. waaw jërëjëf Baye Makhtar mel na ni Facebook bi tey mbokki taalibe yi vraiment participer nañ ci intensivement ndax sëñ Yankhoba Serigne Ba sëñ Yankhoba Sarr Serigne Ba Madieng Dieng Diop Dam taalibe Khadim Serigne Touba Mourtala Gueye sëñ Balla Maysa moom ci la bokk sëñ Abdoulaye Gueye Mbay Mbeng kooku ñoo bokk Toscana Lamp Fall Lay Wadd Baye Ibrahima Ndiaye maanaam ñëpp daanaka boo ko xoolee sëñ Baro Moulay Ndiaye sëñ Mor Silla moom it Xaasim Fall Serigne Mbacke Mohamed Mbodj waaw kooku de waa Lansar la Mahfous Dieng Fallou Gueye Gora Silla Massamba Diop sunu jëwriñ suufiyu alkabiru bu Rome Modou Ndiaye Francisco Mendes di woote ba Brésil mooy ki duggoon keroog ndeysaan sunu mbokk yi nekkee Brésil ak Argentine sëñ Aliou Gueye sëñ Adama Gueye bu Santa Cross ndeysaan moom it mi ngi apprécier liggéey bi sëñ Dame Mbuub Modou Seck Aliou Gueye sëñ Cheikh Fall bu Bologna Maam Jaara Bousso Diop moom daal mel na ni jóobee ni heure bii moom xewlu nañ ba pare ak Maam Cheikh Ndiaye mu mel ni mbokk yi daal wax dëgg fa yàlla mëneesu leen bañ a yónnee nuyoo ndax wax dëgg fa yàlla xat-xataayu bés bi ñu nekk ci weeru koor ñu gis ni bi ñu duggee rek daanaka gis nañ ñëpp nekkaat ci ligne bi di ñu suivre kon du ñu def lu dul ziar leen baalu leen ak waay ñaanal leen yi kooru jàmm ñu ñaan suñu borom sàmmuñu ba xew-xew bii nga xam ni moo fi xew mu romb ñu rek jàmm ni nga ko waxee rek maa ngi dëggal wax jooju nga wax ci sunu autorités yi ndax rencontre boobu nga xam ni sunu autorités yi defoon nañ ko ak ministre bi yàlla dogaloon na yóbbu woon nañu coordinateur wu mooy sénégalais yi bloqué fële ñett ci ñoom demoon nañu teewee li nga xam ni moo di rencontre ak Amadou Ba pour expliquer problématique bu sénégalais yi nga xam ni dañu bloqué foofu ndax nag du lu tuuti ndax 1700 sénégalais yoo xam ni dañoo bloqué boo ci xoolee ëpp na lu ëpp genn wàll gi dañ daan am salaire bu ëpp 1 million di dundal waxuma la benn njaboot yor fii njaboot yor njaboot Sénégal ñooñu mënee sutale na ñooñu welfare la ñu téye mënee suta taxaw di leen seetaan te nag gis nañu sànq affaires étrangères def benn communiqué ni 14 sénégalais yi bloqué woon Turquie indi nañ leen ndax nag ñun Sénégal dañu am suñu avion de ligne boo xam ni gis nañu muy dem ay Cap-Vert di dem ci yenn dëkk yi di jëli ay nit yoo xam ni nit yu ñu war a protéger lañ doomu Sénégal yii di liggéey see fii jóge Sénégal dëkk fa waaye seenu dund nekk fii ñu bokk ci société bi di taxaw bu am solo ñooñu dañ leen a war a aar protéger leen ñooñu dafa jaadu ñu woo Farnesina ministre des affaires étrangères bu ñu mënee ubbi couloir humanitaire ñu ubbi ko ndax nag bés bu ñu bloqué Sénégal defe naa ni waxuma la ñoom ñooy am problème waaye ñun problème ñëpp ci ñëpp lay yaatu kon nag dafay jaadu ñu jóg waxandoo ko waaye day jaadu président yi jóg parce que nag du problème bi mooy ñun sénégalais suñu défaut fekk yëf yi laalu la personnellement da ngay wax ni bataayu jàmbur ndax boo xoolee collectif bi nekk Sénégal wéet nañu trop ci seen combat boobu dafa jaadu tey jii ñu Italie yëpp àdduna bi yëpp jóg taxaw ku ci nekk nga jóg donte da ngay def vidéo
jóg adhéré ci collectif boobu xamal leen ni leen jaaduwul ay doomu sénégalais am seen liggéey nekk ay citoyen di participer ci benn dëkk ñu bëgg leen a sàggane loolu nag xel mënu ko nangu te nag ci ñun la aajo tey jii pression bu ñuy def la pression médiatique pression politique ak it au niveau communautaire association yëpp taxaw ci loolu vraiment jaadu na ñu waxtaan ci du ñàkk sax danañ leen dalal xam naa dinañ fexe ba jot ku mel ni Famara fii ak dimanche prochain ñu laaj leen situation bi fu mu toll ñu mën ñu ko wax dal vivo incha allah dinañ ci wax waaye daal ñu ngi sant mbokk yëpp vraiment ci émission tey bi di xeeb nag bu baax temps bi ndax daan nañ gën a yokk daan na gën a yaatu waaye nag koor gi Modou Mbaye nee na mënul dépasser 1 heure de temps sëñ Ablaye moom it nee na bu guddee day sonn kon ñooñoo tax ñu bàyyi ko waaye du ñun. ma ni dama bëggoon labiré tuuti bala nga tëj rek. bisimilah yow laay jox nga ñaan sëñ bi. waaw mas naa fay andi benn laaj au début bi confinement bi tàmbali. ci décret Cura Italia. doon wax naan ndax dispositif yi nga xam ne état italien da ko jëloon ci ñi nga xam ne dañoo war a bloquer seeni mutuo ak stop alle bollette stop ay prestiti ndax loolu automatique la woon wala demande la doon laaj. loolu du automatique. voilà automatique waa c'est ça c'est-à-dire man damaa gisoon kii. waaw damaa gisoon ñu pratique yi nuñ ko doon defee. boobaa léegi damaa gis ba diaspora yi fi jaar leeral jotuñu ko ci yoon a dolliwaat. dëgg la. ñi nga xam ne concerné leen te ñu yor mutuo. wala ñu yor ay prestiti. bu ñu defee cassa intégration ne boo xam ni mat na 30 jours. dañ jël document boobu attesté la cassa intégration ci seen dita. yóbbu ko ci prestiti yi wala financiers yi leen defal prestiti yi. dinañ aj prestit yooyu minimum 3 meses. waaye sëñ Ablaye yow moom war nga bokk ci consulente mi ngi dara loolu gëstu naa ko. dëgg la lu mel ni du ma waaw man il faut que tam comme ñoo fi nekk lu mel ni fii d'Italia dana ko def. fin domestique dana ko def Compass dana ko def. waaw parce que gis naa koo xam ni man maa ko doon dugalal demande mais biñ ko répondre dañ ni ko danañ ko aj 3 mois. dëgg la mais loolu moom daanaka boo xoolee sax. jamono yi même banque yi. waaw seulement bu tombewul ak kii bi banque yi sax dañ ko doon def de manière naturelle par exemple boo amee mutuo mais seulement ñoom lañ la daan defal mooy dañuy alungaare waat mën nañ la alungaare waatal. raate yi mais su boobaa dañ ci yokk tuuti intérêt. waaw ñoom intérêt yi da nga ko doon fay mais li ci capital yi moo dul dugg ci mutuo bi bu dee mutuo. voilà noonu la bii moom dafa bokk ci décret de Cura Italia xëy na. moom waaw dafa bokk ci décret Cura Italia moom intérêt bi yëpp di jënam. voilà dañ koy yokk ci temps yi rek synthétique mais defe naa ni jotoon nañ ko wax bu gàtt parce que Cura Italia bi dafa yaatu ba nga xam ni. dinañ ci ñëw parce que gis naa sénégalais yu ma commencé woo ci partite IVA yi pour lépp xaalis bi parce que même am na HSO sax ak crédito boo xam ni duñ la laaj sax garantie mais nag SAER moom bu ko déggee suba bëgg a dem laaji 25 000 euros yi moom. foofu bëgg naa sénégalais yi foofu sëñ Ablaye damaa bëgg nga xutbaal ba leen ba pare ma doog leen ko. jërëjëf daal sant nañ bu baax parce que tam li may wax rek loo ci laaj lu ne daal bu dee sa droit la bien justifié loolu moom loi bi du la ko bañal nga bañ a def ni yëfi njaay rek dégg sama xaalis rek daal naa dem taxaw bokk naa ci déedéet parce que tam am na ci yoo xamante nii xam nga dematoo jàkkaarloog nit ki directement di wax moom mu jox la benn papier nga liir la ca nekk mën koo signal sa bopp léegi bari na ci loo xam ne auto certification ne lay doon. bari na ci ñoo xam ne téléphone dañ nga leen di jot ñu lay laaj ay information te la ngay wax la ñuy bind. donc boo paree ñu defal la ko genre firme maanaam signature électronique. digital nga xam ni message lañ lay yónnee sa téléphone bis booy joxe boobu code mooy signé nga ko. donc daf leen ndànk ca li leen di déclaré ndax ginnaaw bi bu loolu jàllee ban jox la xaalis bi ginnaaw bi nag la ñuy toppaat ci ginnaaw nag di ko doogu contrôlé. ak guardia di finance te loolu bu di dafa am benn erreur bu ci am bu boobaa nag ay daan rek moo ci topp. waaw loolu aussi nañ ko moytu bu baax a baax. waaw xam naa ñu jox la rek nga tëj mel na ni daanaka moom. yegg si nañ ci bunt bi nañ la jox rek nga def ko na nga ko daan defee.
rek jërëjëf xam naa ni gaa ñoom daa mel ni njaay nii koor gi dañ cee ndogu gi daa matagut am Moxtaar jërëjëf ñoo ngi lay sant yow tam bu baax di sant sa taxawaay jërëjëf di sant sama doomu ndey sëñ Cheikh Mbacke Mboub géwélu Xaadimu Rasuul barki démb maa ngi gis muy dagg sant ak jenn waay joo xam ni daa yàbb lool ci mbojj Tuuba ma ne ko waaw ma naan ko yow Cheikh Mbacke géwélu Xaadim lu la fi andi ma ne ko déet bi nga yeggee ci géwélu Xaadim rek nga ko fi andi de ñoom géwélu Xaadim moom avocat Xaadim rek la war a doon waaw kon ñoo ngi koy sant di rafet lu baax ndax kàddu yu jóge Tuuba day dalal sunu xel dalal sunu xol waaw di sant ñëpp ndax seen émission bi ñu ngi koy bàyyi xel fu ne dem na ba Allemagne ku ñuy wax Moussa Diong day wax ni toujours da koy teewlu ñoom suñu sedd fay ña nga ba teew Argentine xam nga loolu sori na te ñu ngi bàyyi xel seen kii te ni ma ko lancé woon benn jour ci yaakaar naa ba émission yi doog a tàmbali doon na jekk yeneen nit ñi nga xam ne ñu ngi ci yeneen réew yi porte fa doon fa ay volontaire ngir waxtaan ak seen mbokki taalibe ci seen loi yi réew ndax nun lu ci bari ci loi yi loi Italie lañu waxtaan loolu wala loi Sénégal kon nag ka nekk Allemagne doon ab volontaire dina xam yan loi ñooy dox Allemagne ka nekk Brésil noonu ka nekk Argentine noonu bu ko defee diinu anasi xarit ci lay daal di tënku laawirenté bu ko defee parce que tam lépp xëy na ñëpp mënuñu koo xam te xëy na li kee di xam ci italien kii boo ko waxee ci wolof dana mën a xam fa muy jaar ba mën a moytu yenn dëgg sër yi ndax nit ñi dañuy def li naan fanno la legge e poi fanno l'inganno maanaam ay dëgg sërëx day am léeg-léeg ci loi yi te mënoo ko interpréter boo àggut ci yenn niveau yi maanaam sama classe gi duñ ci xam dara kon loolu it ku porte volontaire mën a defal loolu sa mbokki jullit sa mbokki taalibe bi daal jàppal ni yaa ngi def liggéey bu rëy rëy dëgg la ndax sëñ Tuubaa da daan wax ni jaamu yàlla ay cër ñoo koy def waaye liggéeyal yàlla nag nee na ci mbindeef yàlla nga koy defee kon ñoo ngi leen di sant bu baax ci taxawaay bi di sant sëñ Mor Sylla Taïf moom mu duggoon léegi di sant Thiam Baye Fall ci jàppandal gi ak ñëpp ñoom sëñ ñang Baye Fall ak sëñ Pape Abdoulaye Lo Amen Ndiaye mooye bu ñoom sëñ Pape Birama Diop ñëpp ñun ñu ngi topp émission yi wax dëgg yàlla di ko rafetlu kon xam naa li may siyaaree ñi tey rek ñu jukki ci ñaari xasida yoo xam ne benn bi moom la sëñ Cheikh Thioro doon wane fan yi te xam naa ni dafa mel ni vidéo la te taxutoon mu leer Cheikh Mouhamadou Lamine Bara moo ko bindoon ci 1918 ci peste ba bu ci des xasida la goo xam ni Serigne Touba wax na ni ku tukki di ko jàng yàlla dina def nga gaaw a ñibbi ànd ak mucc ak xéewal yu baree bari te di nga fekk sa njaboot ci jàmm ñaari xasida yooyu yëpp nag ni ma ko wax woon ci bee képp ku ko soxla boo ma bindee ci sama WhatsApp wala PDF ci rajo xasida online incha allah ñu jottil kon xam naa ñun ñëpp ñu bokk teewlu rek te ñaan suñu borom jëli fi mbas mi toftal ci xéewal ñu dund ba suñu Sénégal gi daal na mucc ndax ñun moom nañ koy dramatiser dañ ko gëmut li ci ëpp ñaareel ba tam léeg-léeg mu am yoo xam ni nit ñi dañ ciy profité di fa def ay deal ndax fi mu toll nii dañ ni siiwa nit jóge Tuuba ban ni da koo yor waaw loolu it il faut ñu bàyyi ci xel gis nga am na deal yoo xamante ni yoon wi ak diine ji ak l'islam ji ca Tuuba lañ bëgg a woyofal ndax ñoom dong fi mu toll ñoo ko dese jàkk juy nodd ak julli loolu nañ ci bàyyi xel bu ko defee waa Tuuba ñoom jël seeni garde ba buñ leen tuumaal ci ni yow yaa yóbbu feebar bi fii wala yaa ko tasaare dëgg la waaw loolu nañ ci bàyyi xel ba ndax feebar bi am na ndax ñu wax dëgg yàlla tey boo tollee xam nga fii li nga doon wax naan ku am 983 morts boo nee ko am na 400 morts kon wàññeeku na waaye donte 400 bari na waaye ginnaaw yàlla nga ñuy suturaal ndax feebar bi fu mu mës a dugg lu gàtt lu néew benn bis bu ne dana ci jël téeméeri nit kon yàlla nga ñuy suturaal yàlla na ko yokk kenn bañ ci faatu te li ma doon wax ci ñaan gee ci semaine bee rek fii yàlla bu fi kenn faatoo rek ba kenn di la yóbbu waaw barkeb sëñ Tuubaa kon xam naa xasida gi bismillahi rahmaani rahim yaa rabbana inal wara tadarrahu li awliyaayika maan li yashfahu ilayka yaa rabbal wara yaa rabbana fakun lana wajih lana lutfan wa amnan yaa ahad yaa man taala lam yakun kufan ahad allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim bismillahi rahmaani rahim yaa rabbana xaajiru jooy ajal li watini habli wusalan kaamila maa xamaltuhu yaa samadu bi jaahi man samaytoo muhammadu salla ali abadan wa sallima wal ali wal ashaab an joomi sama xaajiru jooy ma salaama
بلا ملامة ولا استحامة وبشر الحيال بيا ربي في أبد يا الله أنت ربي وهب لنا بركة الزياب مع الإياب أبدا والنبي وهب لنا الحب والوصول والأمن والصفاء والتبجيل اللهم صل على سيدنا محمد وسلم آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم بركة يا رحمن يا رحيم ربي بما شر قد فجاء بجاء لمن لله هدجا حمدي لرب كريم لا شريك له وصدر اليوم نور ساتن ملاها محمد صلوات الله في أبد عليه فيه كل به كلاها أده إلهي الذي همن معبه لجملة الخلق ما يختار براء ناجيته جل أحواما وكرمني تكريم هاد وكل من له براء رحمن أبي جميع الخلق رحمة من يحني أني شر من قرآن أخرى كتمة المصطفى عن كل مفسدة والترحم الخلق يا من جد بداها يا مالك الملك يا من جلان حوادين ارحم جميع الألوراء يا عيدنا الداء ما هوت ما غنى والقلب من درن بجاي أفضل من الله اللجاء وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لسالهين من الخيرات يا الله فتحت لي كل باب كنت فاتحه لأوليائك يا فتاح يا الله زدني يا فتاح كل يوم سعادة بات قومي فتاه وهاب يا رضاه يا مالك لفتح وهب لي سيدنا محمد يرجو إلى قومي سعادتنا والتقفنا جميعا رب استجيب والتقى من ما نويت لدى توبى التي بك تبنى فيك جميعا اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات بركة مام شاه إبراهيم Fall Babou. amiin jërëjëf Diop ñu fanaan jàmm jërëjëf. bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam ma jug fas la yéene ñaan rabbul arsi rabbana ci mboolem sa tur yi siiw ci gox yi ci àddina allahu la ni doore amul lenn donte yow mi lee sàkk loola xam ko moo warta jaadu na ay allahu yaa xafaaru jaam ñaa ngi bokku tuub ci mboolem lu di bakkaar nga jéggal nu rabbana ay allahu yaa xafaaru yaa jàpp lépp not dañuy ñaan nga not mbas mi ba jeexal ko rabbana ay allahu yaa mujibu jaam ñépp ñoolo woo ci barkeb sa tur yi jeexalal mbas mi rabbana ay allahu yaa xawiyu yow buur bi kattanu rafaatan ak kattan ñu daan mbas mi rabbana sa jaam ñépp ànd ak kii te kum jaaxle jàqulul te lompañ di sàkkuy ñaan nga jéggal nu rabbana damay soññ waa réew mi ñu jug farlu faw fekk tawat ji ñëw ak dooleem la jël dëndi àddina korona la ñépp yi wax amul kenn kuy mindéef te jàqu ci booleeg tiit ci biir dëndi àddina ba tax maa ngi woo mboolem ku doon doomi réew mi tey di leen soññu ngur ñun ñépp xeex mbas mi rabbana ba tax maa ngi woo mboolem ku doon doomi réew mi tey di leen soññu ngir ñun ñépp jeex mbas mi woote na li war jëkk mooy pastiifu ci ku sell tey setal sa jëm ak sa lépp ak fépp moo war te jaadu na raxas say loxo kub saabu toqal ca yit sewal jëlal alkosin raayoo virus bàjjo faatu na te ngeen fonk ay masque dalay aar di aar keneen di moytu yi nuyoo nan jëf ndigal yaa ngi yell na te ngeen fonk ay masque dalay aar di aar keneen di moytu yi nuyoo nan jëf ndigal yaa ngi yell na dañuy moytu ay mbooloo ki xew ngénte mbaa te ciit dëjëg lépp luy tax mbas mi sax daw ko jaadu na sëqat obbaleeg tisli beeg see nga def ci ñu lay wan na ngeen teewlu ndigal yaa ngi teewlu na te gàttal suñuy tànkit
lu ñuy dox na am njariñ bu sottee ñu ñëw toogaat suñuy daara jaadu na balaa janta solooy dox nga dem dox ko gaaw te ñëw sa biir kër te moytu tooñ ndigal yaa ngi dégg na ku yewoo ci biir réew mi dégam réew mi ñor na la wuyul woote bi ngir daane mbas mi de jaadu na ma jug nag te layil mboole kuy doomi réew mi tey ku yewoo ci biir réew mi li ngay dund metti na ma jug nag te layil mboole kuy doomi réew mi tey ku yewoo ci biir réew mi li ngay dund metti na ku daa génn ñaar téeméer ma nur génn xaaj ba tey te lépp ak soloy mbas mi njaboot gum fi sonn na ku daa génn ñaar téeméer mënul génne xaaj ba tey te lépp ak soloy mbas mi njaboot buñ fi sonn naa moo tax maa ngi def appel mu ñeel njiitu réew mi tey te mooy excellence moo xam ni mbir yi de metti na ndaxam cant war naa jib ñu jagleel ko excellence ci guerre bi mu jóg engagé ngir daane corona tukkeetul te dallootul pexe moo di réew mi ñëw ba feebar bi set fii wicc ci jeex fii ci àddina ma jug àndandoog mboolem ko am baat ci réew mi tey ñu jug takku ngir xeex ak virus bii di corona ma jug àndandoog mboolem ko am baat ci réew mi tey ñu jug takku ngir xeex ak virus bii di corona ñu ràññee ca jawrin ji ñu jiital ci sant tey te mooy Abdoulaye Diouf Sarr jëfam rëy na yaatu na ministère bi yor santé na réew mépp jug taxaw ci ñaanal ko moom mbooleem ku ci jàpp jaadu na ministère bi laay Diouf Sarr gërëm ñeel na ko ñoñam te médecine itam seen takku ak jëf yi sell na bur yàlla muccal ñépp خرجت من المملوك
نادى البيت